am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés boobu. asalaamaaleykum mbokk internetu Jéeri Jéeri TV tey nag ñu ngi ñëwaat ci jàngatu bés bi tey ci mercredi 17 février 2021 donc di ci ànd ak sama confrère El Hadj Mamadou Tigal na nga def. waaleykum salaam Rama gannaaw bañ la nuyoo ñu ngi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yu Jéeri Jéeri TV comme ni nga ko waxee rek ñu fas yéene ñëw tey ci jàngatu bés bi ak lépp loo xamante ni ji ay xabaar la bàyyeekoo ci biir réew mi ak bitim réew. alors ginnaaw loolu tey dañuy wax tey ci santé ci politique économique. ak culture am na divers ak sport. waaw Rama ni nga ko waxee noonu xam naa ni dinañ door li nga xam ne rek mooy jàngatu bés bi. li jëm ci wàllu wér-gu-yaram. alors ci wàllum santé tey dañuy waxtaanee situation du jour ci ministère de la santé et de l'action sociale. waaw Rama comme ni nga ko waxee comme ni nga koy dooree saa su ne ci jàngatu bés bi tey muy àllarba tolleek fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu nekk comme communiqué bi nga xam ni saa su ne day bàyyikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey mu tombe ak communiqué bi nga xam ni mooy numéro 352 maanaam bi mbas mi duggee Sénégal ba léegi bataaxal bi nga xam ni ñu ngi bàyyikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale ngir jébbal ko askan wi ñu xam tolluwaayu mbas mi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaareel bi numéro ci loolu nag tey ni ñu ko tàqantale rek mi ngi jëm ci li nga xam ne rek 2192 tests yoo xamante ni ji amal nañ ko ci ñenn ñi nga xam ne njort nañ ñu dañu amee feebar bi ci ñoom nag lu tolloog 295 maanaam ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi doomu aadama jot nañu nemmeeku doomu jàngoro bi si ñoom mu tolloog taux de positivité boo xamante ni ji mi ngi tolloog 13,46% maanaam téeméer boo jël lu tolloog fukk ak ñett ak lu topp jot nañu laale ak lii di joomu jàngoro bi ci loolu nag nii lañ ko teqantalee lu tolloog 95 contacts suivis maanaam ñi nga xam ni dañoo laale ak ñi amoon doomu jàngoro bi ñu wàlle leen ko toll nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom waaye ñi nga xam ni ñoo sonal docteur yi te jaaxal askan wi mooy cas communautaire yi tey nag toll nañ ci 200 cas issus de la transmission communautaire mu tolloog ñaari téeméeri doomu aadama yoo xam ne ji jot nañoo laale ak li nga xam ni mooy doomu jàngoro bi ci loolu nag ci communiqué bi tey ministère mi nga xam la ni lu tolloog 230 patients maanaam ñaari téeméer ak fanweeri doomu aadama yoo xamante ni ji dañu feebaroon wér nañu ba jot a dellu seen kër ak seeni njaboot ñu nemeeku ni ki tey nag lu tolloog li nga xam ni ay cas grave lañu toll nañ ci 61 muy juróom benn fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ni ji ñu ngi nekk ci situation critique mooy li nga xam ne rek ñoom la ñuy yóbbu ci réanimation yi wala état d'urgence ci yenn centre de traitement yi nekk ci biir réew mi wala sax ci hôpitaux yi fii ci Ndakaaru ci loolu tamit tey ñu ngi ñuy xamal ni lu tolloog 9 décès enregistré nañ ko ci li nga xam ne rek mooy mbas mi muy juróom-ñeenti doomu aadama yoo xam ne jot nañ ñàkk seen bekken ni ki démb ci li nga xam ne rek mooy mbas mi kon ci li nga xam ne nag moo jëm ci li nga xam ne bi Sénégal jotee ci feebar bi ci ñaari fan ci weeru mars atum 2020 ba fi ñuy wax ak yéen lu tolloog Sénégal jot na enregistré lu tolloog 31 771 cas maanaam fanweeri junni ak benn junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn doomu aadama yoo xamante ni ji jotoon nañu laale ak lii di doomu jàngoro bi waaye si ñoom lu tolloog 29000 autant pour moi lu tolloog 26095 jot nañ ci wér ba dellu seen i njaboot maanaam lu tolloog ñaar fukki junni ak juróom-benn junni ak juróom-ñeent fukk ak juróomi doomu aadama ñoom jot nañu wér ba dellu seen i njaboot waaye nag Rama li ci gën a metti mooy ñi nga xam ni dañ ciy ñàkk seen bekken tey nag mu toll ci 769 décès bi mbas mi duggee Sénégal léegi muy juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ji loru nañ ci ñàkk seen bekken ci li nga xam ni mooy mbas mi waaye ci jamono yi ñuy wax ak yéen ci loxoy docteur yi lu tolloog 49600 4906 autant pour moi ngeen jégal ma 4906 cas ñoom jamono yi ñuy wax ak yéen muy juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn doomu aadama ñoom jamono yi ñuy wax ak yéen ñu ngi ci loxoy docteur yi ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñu leen ñaan rek yàlla génn leen ci génn ci képp koo xam ne da nga tawat ci loolu nag ministère de la santé et de l'action sociale di gën a ñaax askan wi ñuy wàccoo ak digle yi te moytu tere yi rawatina li nga xam ni mooy mesure barrières yi commencé ko ci raxas yoxo yi ak savon ak wala savonnerie boo mën di am ak li nga xam ni moo jëm ci
port de masque bi ak distanciation bi comme ni ñu ko defee ak li nga xam ni moo jëm ci produit hydroalcool yi ñu koy faral di jëfandikoo mu xam ci kër yi la wala ngay génn loolu tamit bokk na ci li nga xam ne dina tax ñu gën a mën a xeex ak li nga xam ne tamit mooy jàngoro ji li nga xam ne tamit mooy daje yi nga xam ne amul solo buñ ko mënee moytu ñu moytu ko kuy génn tamit bu fekkee li nga génn du farata nga toog sa kër moo gën Rama. alors El Hadj ginnaaw bi ñu weesoo santé ñu dugg ci politique ak commission ad hoc bi nga xam ne tey dañu réunir pour lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko. gannaaw ba nga xamee ni lii di commission de loi door na mbir mi ci niki altine ji ñu génn ci tolloo woon fukki fan ak juróom ba tey rek ñu ngi dàbbali di wëyal li nga xam ne rek mooy mbir mi parce que dafa am procédure boo xam ne ji il faut que tamit assemblée nationale mu jaar ci respecté ko pour ñu mën a egg fi nga xam ni fi si commission ad hoc bi nga xam ni jëmal nañ ko ni ko barka démb mu taroon lool foofu ci assemblée nationale waaye ci li ñu ci mën a jàpp tey nii si àllarba ji ñu ngi fay daje si jamono yi ñuy wax ak yow nii pour ñu jéem a dindi li nga xam ni mooy l'immunité parlementaire olof di ko wax kiirlaay bi nga xam ni mooy tax Ousmane Sonko du mën a dem ci wuy ji yoon ndaxte ku ne xam na ni dafa nekk ndaw peuple bi si penc foofu nga mooy pencu réew mi muy assemblée nationale maanaam député la léegi nag ci loolu il faut que ñoom commission ad hoc bi ñoom ñoo mën a jël décision tey xool ndax Ousmane Sonko dañuy dindi li nga xam ne mooy kiirlaay googu nga xam ne moom moo tegu ci kawam en tant que député wala dañ koy bàyyi ak moom lu ci mën di am dinañ ci am ay résultats waaye li nga xam ne ginnaaw ba ñu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko waajal na bu baax daje boobu tey ndaxte ni ki démb moom ak lenn ci ay ñoñoom ci ay ëpp féete ci kujje politique gi daje woon nañu ni ki démb fële ci IAM nekk benn place barab bu nekk fii boo xamante ni ji Sonko ba ñu waxtaanee nag dafa jël député bi nga xam ni député bu siiw bi di Aïda Mbodj ngir mu défendre ko ci séance plénière bi loolu nag Rama li muy wundu mooy Ousmane Sonko dina wuyu ci ndaxte bu fekkoon ni jëlu décision pour wuyu ji kon du désigner Aïda Mbodj pour mu maanaam défendre ko ci kanamu ñi nga xam ne ñooy naataangoom député yi ñu ko fas yéene ko amal foofu ci commission ad hoc bi muy benn séance plénière boo xamante ni ji si la ñuy tànn nag li nga xam ni mooy ndax dañuy dindi li nga xam ni mooy kiirlaayam wala duñ ko dindi waaye ba tey li jëm ci loolu nga xam ni moo jëm ci wàllu mbirum Ousmane Sonko le président de l'Assemblée nationale en l'occurrence maanaam ki nga xam ni mooy monsieur Moustapha Niasse moom nag xam nga ni ci première séance mooy commission des lois bi bi ñu ko doon jëmmal ñi nga xam ne ñoo nekkoon non inscrit dañ fa dugaloon seen soxna soo xamante ni ji mi ngi tudd Ndeye Fatou Ndiaye boobu nag dafa bokk ci parti réew mi bu Idrissa Seck comme Idrissa Seck rangé wu na ci camp ki nga xam ni mooy président Macky Sall léegi nag ñoom Aïda Mbodj mii def na fa ak ñu ci mel ni Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly yeneen député yi ŋàññi lu mel noonu ba mel ni Moustapha Niasse dafa leen déggu bi mu leen déggee nag après si la jël décision xaatim ni kooku nga xam ni mooy soxna si di Ndeye Fatou Ndiaye léegi ki koy remplacer mooy Cheikh Bamba Dièye mi nga xam ni ràññee nañu ko lool ci géewu politique bi mu jiite parti bu mag di FNPJ alors loolu moo jot a wadd ci li nga xam ni moom la kii Moustapha Niasse daal di jël ci décision bi pour remplacer ki nga xam ni mooy Ndeye Fatou Ndiaye ak kii nga xam ni mooy Cheikh Bamba Dièye mais li ñu ci mën a jàpp rek ba tey ci li nga xam ni moo jëm ba tey ci mbirum Ousmane Sonko député bi tamit kii nga xam ni mooy soxna Aminata Lo Dieng moom it am na kàddu yu muy yëkkati nee na kii di président Macky Sall li muy def mooy maanaam jéem a éliminer ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko pour que troisième mandat bi moom mu nekk ca mu nekk ci cëgul gu yi ndaxte ginnaaw bi nga xamee ni ku mel ni Karim Wade dem na ku mel ni Khalifa Sall tamit nekkoon na si jafe-jafe nee na troisième cible moom li mu jàpp mooy ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko ñi nga xam ni tamit ñooy waa kër Ousmane Sonko yi di Pastef yi def nañu benn bloc démb ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa FRAPP France Dégage ñu ràññee si ñoom Guy Marius Sagna ñoom li ñu bëgg nag mooy ñu def coûte que coûte ñëw ci li nga xam ne mooy libération militant ñi nga xam ni ñooy Pastef yi nga xam ni bi ñuy njortee ni dañuy jël Ousmane Sonko fële ci këram ci cité kër góor gi dañoo jàppoon ni ñoom day police day ñëw jël si ko ba ñu defoon fa ay jàmmaarloo ak takkadeer yi gannaaw ba ñu ci jógee nag am na ñu ci jàppoon ñoo ñu ci jàpp tamit am na ñeneen ñu si yëkkati ay kàddu par téléphone ak ay audio ay messages yoo xam ne ji ñi nga xam ne ñooy waa DIC muy division des investigations criminelles
ñoom topp nañ leen localiser leen ba ñu leen ceex jàpp mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni loolu moo tax France dégage ànd ceeg waa Pastef yi ngir ñooñu ñu libérer leen may leen seen jàmm waaye mu nekk loo xamante ni ji également dañuy bàyyi ak ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi ba xam mbir moomu nan lay demee ndaxte nag réew dafa am justice te justice sénégalaise dafa nekk justice bu fiable justice bu xamante ni bu ñu respecté la kon yaakaar naa ni ñoom ñoo ci mën a àddu est-ce que dañ leen di bàyyi wala duñu leen bàyyi ndaxte lañ def ñoom ñoo xam li nekk ci biir dossier bi ci li nga xam ne tamit moo jëm ci ba tey Sonko ki nga xam ni mooy guide spirituel moom dafa nekk koo xamante ni moom la ñuy wax Serigne Abdou Mbacké moom nag amaloon na benn délégation boo xam ne ji dañu ñëwoon seet si dajeek Sonko fii mais bi mu leen gisee kàddu yi mu yëkkati nee na moom dafa rus sax di daje ak ki nga xam ni mooy guide spirituel boobu muy sëriñam di Serigne Abdou Mbacké ndaxte mbir mi maanaam tuuma bi nga xam ne teg nañ ko ci kawam diis na ci moom diis goo xamante ni ji moom daal pour mu jàkkaarloog ñi nga xam ne mooy maanaam sëriñam boobu nekk na loo xamante ni ji lu ko metti la ba rus na ko neen bu ko déggee mu ñëw wala kii sax day dem am fu mu làqatu ndaxte seeni bët rus na mu jàkkaarloog moom mais liñ ci mën a jeexale rek ci li nga xam ne mooy wàllu politique ñi nga xam ni ñoo bokk ci wàllu Pastef tamit am na ñoo xamante ni ji ñi ngi avancé ay menaces lañ ko mën a wax parce que ñi ngi wax ni ñoom su fekkee ni maanaam kii di njiitu réew mi su fekkee delluwul gannaaw ci kaaw ki nga xam ne mooy seen leader di Sonko ñoom am nañu ay maanaam ay bagages ñu denc ay vidéo yoo xamante ji si njiitu réew bi la jël te dinañ ko diviser loolu nag mu nekk kàddu yoo xamante ni ji yaakaar naa ni dig mi ngi fi te ñi nga xam ne tamit ñooy téye wàllu justice bi ak yoon dinañ veiller à ce que loolu tamit ñu xool ba xam fan la war nañ di mujjee ci ngi gëtam kon loolu yaakaar naa ni moo nekkoon li nga xam ni plainte bi nga xam ne tamit déposé woon nañ ko ñu fàttali ni dañu waxoon ñu bari di si coow naa contre X la ki nga xam ni mooy juge du 8e cabinet leeral na ni bel et bien si dossier bi si plainte bi pour Ousmane Sonko mi ngi ci biir. waaw El Hadj kon bu ñu jógee ci loolu ñu ngi dem ci économie bi nga xam ne crise sanitaire bi nga xam dafa impacté économie sénégalaise bi ak moins de 0,7% en 2020 par la FMI mooy Fonds monétaire bu international. waaw Ramon ni nga ko waxee li nga xam ne dafa jëm ci wàllu koom-koom ni ko olof di waxee muy économie mu nekk loo xamante ni ji li nga xam ne rek mooy crise sanitaire bi dafa impacté adduna bi yëpp rawatina réew yi nga xam ne dañuy nekk ci yoonu yokkute ñu leen di wax les pays en voie de développement alors ci loolu ñu def benn njàngat ci li nga xam ne mooy suñu PIB PIB nag boo ko déggee mooy produit intérieur brut bi nga xam ni mooy si la li nga xam ni mooy koom-koomu réew di tënku nga xam ni nekk na loo xamante ni ji yaakaar naa ni dafa nekk nattukaay koo xamante ni ji sur le plan économique day permettre ñu xam tolluwaayu koom-koomu réew bi ci fànn yu bari moo xam ci côté secteur informel bi la wala secteur formel bi bu ko defee nag loolu dina tax ñu am ci benn maanaam gis-gis boo xamante ni ji dinañ xam dëgg est-ce que ñun fi ñu toll baax na wala dafa wàcc loolu mu nekk loo xam ne taux de croissance de l'économie du Sénégal ku ne xam ne ni kii dafa positionné woon ci li nga xam ni 5% tollu woon na fi ci jamono yi nga xam ni il y a 6 ans précisément mu nekkoon atum 2014 boobu ba léegi nag ñu ngi doon am yaakaar di dem ci kaw waaye nag bi nga xamee ni li nga xam ni mooy crise bi ñëw na ci jamono yi nga xam ni si la maanaam mbas mi dugg dafa laal secteur yu bari muy entreprise yeeg muy secteur formel secteur informel bi ñëpp la laal ñëpp parce que am na entreprise yoo xam sax da ngay gis ni li ñu mënoon mënatuñ ko ñi nga xam ni tamit ñoo doon jaay seen revenu ni mu demewoon demeetul noonu mu nekk loo xamante ni ji xaw na metti trop ci lenn ci askan wi ndaxte bi nga xam ne ni kii nga xam ni mooy FMI muy Fonds monétaire international defoon na benn évaluation ci 2020 bi amoon nañu yaakaar ñu am benn pourcentage boobu day ajusté wu si lu tolloog mooy de 0,7% loo xamante ni ji mënoon nañu am yaakaar dina répondre ñu prévu ko ci atum 2021 pour atteindre li nga xam ni mooy 5,2% yi nga xam ni Sénégal mi ngi doon jot di yéegaat mu nekk loo xamante ni ji nag loolu dafa bokkoon ci plan bi nga xam ni mooy plan de relance d'activité économique ba nga xam ni nguur gi teg na ko nga xam ni day def la révision phase 2 du plan Sénégal émergent xam nga loolu nekk na loo xamante ni ji bu fekkee defuñu ko ak tolluwaayu réew mi day gën a maanaam basculer li nga xam ni mooy wala mu indi benn déficit si li nga xam ne mooy suñu balance économique ba tax na ñu daal di teg kii bi PSE boobu dafa nekk loo xamante ni bokk na si li nga xam ni bi ñu ko tegee dafa nekk action prioritaire
du gouvernement et le président de la République en l'occurrence monsieur Macky Sall pour ñu accélérer li nga xam ni mooy période 2021 bi ba 2023 pour Sénégal gën a mën a jafandu ba mën a génn ci li nga xam ne rek mooy situation crise bi nga xam ni moo dab fi ñu toll nii adduna bi yëpp rawatina réew yi nga xam ni dañu nekk ci li nga xam ne mooy en phase de développement. li nga xam ni tamit bu ñu ko fàttalikoo ci atum 2018 boobu Sénégal taux de croissance bi tolloon na ci 6,7% kon xam nga ni nekkoon nañ ci benn ascendance bu kii mais malheureusement muy wàcc ba tolloog li nga xam ni mooy mbas mi gën koo empirer mu nekk loo xamante ni ji bon ñu ngi ciy dundee yaakaar ba tey croissance boobu c'était établi à 6% en 2019 mais raison bi nga xam ni moo gënoon a tax loolu wàcc boobu am dafa tolloo woon ak li nga xam ni mooy ay 2014 jàpp 2015 taw bi demeewul woon noonu. te loolu da ciy joué ci économie bi maanaam rentabilité économique agricole bi bu fekkee ni maanaam mbay mi li mu war a joxe wala ci bu ñu nee agricole day laal mbay mi day laal càmm gi day laal napp gi day laal secteurs yi nga xam ne yëpp ay activités ba ci culture maraîchère yi yooyu yëpp day nekk loo xamante ni day répercuter ci li nga xam ne mooy suñu taux de balance économique mu nekk loo xamante ni ji ñu ci am yaakaar ba tey li ko impacté woon bokk na ci mooy hausse baril bi mooy baril pétrole bi ñaari bu jógee rek day répercuter sur le taux des pays yi nga xam ni dañu néew doole loolu tamit bokkoon na si ñi nga xam ne li ñu gënoon a naxasal suñu taux de croissance bi si la bokkoon mais ñu ñaan yàlla rek yàlla génn ñu ci mbas mi ba nga xam ni Sénégal waxuma fa mu nekkoon sax mais dina romb taux bi nga xam ne amoon na ko 2018 mu tolloo woon ak 6,7%. waaw léegi kon ñu dem ci wàllum culture ak le projet de Goethe Institut Sénégal bi nga xam ne dañu tuddee démb ak tey. projet boobu Rama dafa nekk projet boo xam ne ji mën nañu wax comme ni ko tubaab di wax il est venu à son heure voilà. parce que boo xoolee li nga xam ni moom lañ ci dëxëñ dafa nekk lu am solo parce que Goethe Institut muy benn institut allemand bi nekk fii nekk foofu ci Sicap Amitié dafa lënkaloo ak ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi parce que noonu la mos a liggéey ak ñoom lépp lu soxal pour vulgariser li nga xam ne mooy culture sénégalaise bi da ci collaborer ak ñi nga xam ni ñooy doomu Sénégal yi yëngatu ci wàllu li nga xam ne mooy aada ak cosaan kon ci loolu si la ñu taxawal benn projet bu bees boo xam ne ñu ngi ko tudd xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey boobu mu nekk projet boo xamante ni ñoom li ñu ci jublu mooy jàpp nañ ni ñi nga xam ni dañu juddu surtout daal nouvelle génération yi juddu si atum 2000 moom la ñuy wax génération 2000 voilà ñu lañ koy tooñe jotuñu xam réellement ci histoire du Sénégal donte ñu ngi jéemantu di jàng école parce que ñi fi juddu 2000 jëm 2021 ñii ñu ngi door a dugg université ñii ñu ngi door a am bac xam nga ñooñu lu ñuy xam ci histoire bi ci passé bi du xawagul bari da leen di dese pour ñu gën ko maîtriser xañ na bu ñu duggee université nag ñi jël département histoire wala genre dinañ gën a xam lan mooy histoire du Sénégal dans le passé mais ci loolu moo tax ñu gën ko élargir pour yombal ko ñu taxawal projet bi xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey boobu nag ñoom li ñu ci jublu mooy ñu relater li nga xam ne rek mooy histoire du Sénégal d'abord maanaam jëmmal ko ci fànn yu bari mais bi leen gën a yitteel muy première phase bi mooy doomu Sénégal yi nga xam ni dañoo nekk ay tout tànk li ñu leen war a jëkk xamal mooy le parcours des 4 présidents du Sénégal waaw à savoir Léopold Sédar Senghor feu Léopold Sédar Senghor nga xam ne moo nekk premier président du Sénégal bi ci topp di Abdou Diouf nga xam ni encore il est encore à Paris alors ki nga xam ni tamit mooy maître Abdoulaye Wade mi ngi fii ci résidence am ak ki nga xam ni moom la fi yàlla teg instant bi muy son excellence monsieur président Macky Sall loolu mu nekk loo xamante ni ji nag moom Goethe Institut mi ngi ci ànd ak ki nga xam ni mooy ki ñuy wax Mbayang Fall nga xam ni mooy nekk Bouya Fall autant pour moi moo tudd Bouya Fall nekk directrice bi nga xam ni moo nekk directrice bibliothèque bu Goethe Institut fii ci Sénégal moom lañ jox loolu moom moo jiite lu nekk foofu yëpp moo ko jiite ki nga xam ni nag tamit la ci àndal muy docteur Massamba Gueye kenn du ko présenté moom moo nekk directeur projet bi nga xam ni moom la ñu tuddee Kër Leyti Kër Leyti mu nekk benn projet bu am solo boo xamante ni ji kii di docteur Massamba Gueye ñu xàmmee ko xam-xamam màcc lool ci wàllu aada ak cosaan moom moo jiite maanaam projet boobule ñoom nag ñu daal def link pour ci ay voix sonore ak loo xam ne ji par écrit la ci ñaari kàllaama pour le moment la ñu décidé wul muy français bi ak wolof bi pour nit ñi nga xam dégguñu wolof ñu mën a comprendre ci français bi ci loolu daal ci wàllu culture
tey loolu la ñu jàppoon indi ko pour gën a xamle ak ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk téléspectateurs yi lan moo wadde ci programme boobu di projet bu am solo ci ñu gën a xam li nga xam ne mooy suñu taarixu réew. alors ginnaaw culture léegi ñu dellu ci divers ak lu doy waar dëggantaan ndax benn femme bu tudd Ndeye Fatou Ndiaye lu tudd moom dafa def tey benn infanticide. waaw Rama comme ni nga ko waxee ci fait divers yi dafa nekk pàcc bu am solo ci jàngatu bés bi parce que ñu bari dinañ bëgg di xam dëkk bi yenn xeeti ñaawteef yi nga xam ne dañ ko fi faral di nemmeeku comme ni nga ko waxee sànq mu nekk lu doy waar loo xam ne ji dañ koy faral di nemmeeku muy mbirum infanticide yooyu nga xam ni souvent suñu mbokk jigéen yi dañ koy def mais duñu xam lu tax ñu koy def te ku ko def ñaare di nga ko rëccu parce que ba nga koy def la ko tax a def loo boo xamoon li la ciy fekk xañ na doo ko def mu nekk comme ni nga ko waxee benn ndaw boo xam ne benn si ndaw soo xamante ni ji mi ngi tudd di wuyu si turu Ndeye Fatou Ndiaye moom nag gannaaw ba nga xamee ni dafa am maanaam doom di bébé dafa daal di koy jël rek étranglé ko bi mu ko étranglé ba nga xam ni faatu na mu daal di koy jël dugal ko ci benn valisette xam nga ak kaase ko si léegi nag ci li nga xam ni moom la ñuy jot ci xabaar ki nga xam ni moom la mooy amaam maanaam ki mu doon génnal di bëgganteek moom xañ na moom la amal doom ci te bëgguñu affaire bi jëm kaw kooku moo ko jàppale pour mu ak yaayam ji nga xam ni moo ko jur ay complices lañu moom ñoom la ñuy wax appelé les complices ñoom nag ñoo jël fexe ba jël xale bi jox ko waa ji dem pour enterrer xale bi ci loolu nag yàlla def xam nga bakkan dafa fort si loolu nag si la ñuy def ay enquête xam ni moom ëmboon na gisatuñ ko ak doom xam nga si lañ dem ainsi de suite ba xam ni kii sàkkal na pexe xale bi après nag si lañ def enquête ba jàpp ko fi mu toll nii ñu ngi ko bi ñu ko attee ba kii ko ñu ngi ko war a tëj 5 ans mais je me dis que bakkan ni mu foore yàlla rek moo xam bakkan ni mu foore ak xale surtout xale bu juddu xamoo lan la naroon doon ëllëg yow yàlla tracé nga ñëw du fi amee loolu yaakaar naa ne suñu mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan rawatina soxna yi nañu bàyyi xel bu baax te xam ni àdduna dara jaru fi lenn surtout ma di faat bakkani doomu aadama mu lor la fii ëllëg nga nar ko layoo si kanam suñu borom bi subhanahu wa taala loolu dara jaru ko ci àdduna ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waa mu nekk loo xamante ni ji dañ koy mettitlu waaye nag bon peut-être lu war a am ñaare dina am mais nag ñu bàyyi xel di moytu yu mel noonu surtout ñi nga xam ne ñooy soxna yi li nga xam ne tamit moo jëm ci wàllu fait divers ba tey dafa am loo xamante ni ji benn réseau la boo xamante ni ji dañ doon yëngu ci wàllu sénébar maanaam jaayum drogue surtout drogue dure bi xam nga ñu démantelé leen par la gendarmerie ñu démantelé leen jàpp leen bi ñu leen jàppee fekk nañ ci ñoom lu mat 50 boulettes mooy seen boulettes yooyu ñu ki noonu waaw ay boulettes lañ koy woowee mais boulettes yooyu drogue mooy nekk ci biir 50 boulettes lañu fekk si ñoom mu nekk koo xam ne ji chef de gang bi jàpp nañ ko te jigéen la loo ci xamul chef de gang bi jigéen la keneen ki nga xam ni mooy cliente bi sénégalaise bi nga xam ni maanaam ak client bi nga xam ne benn française la moom it jigéen la ñoom ñëpp jàpp nañ leen ndaxte bi nga xamee ni gars yi def nañu enquête bi ñu gisee kii bi ñu mënee enquête bi foofu lañ teerejee ci ñi nga xam ne ki nga xam ni moom moo doon maanaam distribuer voilà moo doon def kii bi distribution bi ci yenn clients yi yooyu après si la ko gars yi jàppe ñu mën a enquête bi ba àgg ci ki nga xam ne mooy chef de gang bi ñoom ñëpp jamono yi ñu ngi ci loxoy yoon pour ñu xool naka la ñuy mujjee ak mbir moomulee ba tey rek li nga xam ni moo jëm ci fait divers beneen mbir mu doy waar Rama mu nekk benn ndaw soo xam ne ji maanaam xale bu góor daal di rendi papaam waaw rendi papaam xatit rendi ko te bu ñu la waxee li ma ko rendee lan la mooy da ko doon laaj li nga xam ni mooy ndékki la ko xëy laaj ko xañ na paa bi da ko tàmmaloon di ko jox ndékki mu am benn fuga xolam naqadi mu am nu mu fa demee ak ñoom yàlla rek a xam mu daal di jël tranché gorsu paa bi mu décédé te papaam mi ngi nekkoon imam Daaru Salaam benn mosquée boo xam ne ji papaam imam la nitu diine macha allah boo xam ne ji moo doon jiite jàkk imam Daaru Salaam mais malheureusement noonu la ñàkk bakkanam ci loo xamante ni ji jëndal ma ndékki mu nekk histoire yu yoo xamante ni ji boo ko dee déglu sax yow tu te poses la question lan moo xew ci jamono bi beneen bi ci topp mu jëm ci benn vieux boo xam ne ji mi ngi dëkk yëmbal moom it yàlla dafa def mu daanu ci bassin de rétention bi nekk ci banlieue yi xam nga dafa am ay bassin de rétention yi ñu fa defoon pour xeex ak inondation yi léegi ci loolu xam naa ndeysaan bët yi dafa neexul wala mu ñàkk xam mu dox ba daanu ci biir ñu yeex ko gis mu maanaam mu lapp yàlla def mu faatu amoon na lu tolloog nag ndeysaan lu tolloog si juróom-ñetti fukki at mag la woon xam naa ni yaram bee neexatul woon noonu la faatoo moom it li ñu koy jeexale rek ak fait divers yi mi ngi jëm ci benn faux médecin boo xam ne ji c'est un Camerounais mu nekk fii si Sénégal moom nag da doon wax ni day faj waaw
ku ñëw mun la day faj xam nga Sénégal dañu gaaw a gëm nit ndekete moom li muy def noonu faux médecin la ba jot na rey ñetti nit yoo xam ne faatu nañu ci ay loxam bi ñu defee enquête bi mais Camerounais la kooku nag fi mu toll nii jamono yi mi ngi ci loxoy yoon ñuy toppatoo kaam ba xam fan lay mujjee kon loolu moom la ñu indiloon ci fait divers bi. alors ba tey ñu ñëw ci sport tey ak Paris Barça wala Barça Paris. ak visitu président de la FIFA. mi ngi tudd Gianni Infantino. Sénégal tey si guddi. waaw comme vraiment ni nga ko waxee rek dañuy jeexalee pàcc bu mujj bi ak tàggat yaram muy sport comme ni nga ko waxee démb équipe parisienne bi moom da daal bàcc yu métti ki nga xam ni mooy fi nga xam ni mooy Barcelone yi équipe bu Barça bi foofu ci Camp Nou nga xam ni c'est pas porté à n'importe qui de battre cette belle équipe de Barça. tey nag mooy démb ci ngoon Paris Saint-Germain dafa l'exploit mu dóor leen 4-1 4-1 yooyu nag ñi nga xam ni jàngat ñu bari ni ñu ko jàngatee nee nañ c'est la première fois une équipe française fekk équipe bu Barça ci Camp Nou dóor ko fa Paris def na ko c'est une équipe boo xamante ni nag Barça remontada dañ ci fort ñi ngi wax ni mën na def remontada bu fekkee Paris fële mën na ko dóor 5-1 wala 4-0 yooyu yëpp bon à suivre en tout cas lu ci mën di am daal démb moom Paris équipe bu parisien bi dominé na leen dóor yu metti 4-1 mais victoire boobu nag dañ ci ràññee ki nga xam ne mooy doomu France bi di Kylian Mbappé ndaxte il a réalisé un triplé boo xamante ni ji 3 buts sur les 4 bi moom moo ko réalisé donc moo tax français yi dañ ko kañ bi ñu xëyee tey journaux français yëpp dañ ko kañ ni le mérite revient à notre Mbappé ndaxte grâce à lui il a inscrit 3 buts yoo xamante ni ji permettre nañ ñu surmonter li nga xam ni mooy score bi mu nekk lu xamante ni ji tey français yi ak ñi nga xam ne ay fans Barça yi nekk ci Sénégal sax ñëpp kontaan am na ñoo xamante ni sax bii seen reer dañ ko doon offrir dañ ko doon maye ndax kontaan mu nekk loo xamante ni ji tamit lu am solo la ci li nga xam ne sport àdduna bi noonu la muy Champions League parce que Sénégal yi yëpp dañ koy bàyyi xel voilà beneen match bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Liverpool bu Sadio Mané notre compatriote ak ki nga xam ne mooy équipe bu Leipzig voilà j'y arrive l'équipe Leipzig boobu Liverpool da ko dóor démb bi nga xam ni moo tax ñu gagné ko nag notre compatriote moo ko dugal di Sadio Mané moo tax Sadio ginnaaw ku ne xam na ni fan yi Liverpool dafa nekkoon ci ay jafe-jafe ndaxte dañu bari woon ay blessés dañu bari woon tamit ay problèmes parce que loolu équipe yëpp ñoo ci tollu il y a des moments forts ñu nga su ko appelle des temps forts mais il y a des moments yoo xam ne dañuy nekk ci ay difficultés loolu moo leen daloo mais avec cette victoire d'hier avec Leipzig ñi ko mën nañ am yaakaar relancer non seulement ci Champions League bi mais ci fi nga xam ni mooy la Liga mu nekk loo xamante ni ci Premier League mën naa la Liga autant pour moi Première Ligue la Liga c'est espagnol Prime League alors ci loolu li nga xam ni mooy jeexale ko rek président FIFA muy Gianni Infantino tey nag dina amal visite maanaam tukki nemmeeku bu am solo fii ci Sénégal ndax tey tukki boobu li koy gën a marqué nag mooy candidature ki nga xam ni mooy suñu compatriote di maître Augustin Senghor par ailleurs président de la fédération sénégalaise de football nga xam ni moom dafa posture pour nekk président de la CAF waaye muy confédération africaine de football nga xam ni dafa fas yéene pour nekk fa fi nga xam ni mooy ci teetu CAF boobu pour ñu nga xam ni jamono yi ki ñuy wax Ahmad moo fa nekk te Ahmad boobu bokk na si ñi nga xam ne ñu jox bopp Augustin Senghor parce que ay xarit lañu te moom dafa war a jeexal dem te moom am na yaakaar ni ki fa mën a wuutu kii nga xam ni mooy Sénégalais bi di Augustin Senghor am na profil bi te war na ko fa mën a nekk li ñu ciy jeexale rek mooy kooku nga xam ni mooy Gianni Infantino dina am ak jàkkaarloo visite foofu ci palais de la République pour gisee ki nga xam ni mooy njiitu réew mi di président Macky Sall waaye tamit dina gisee kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk sport bi jiital ci ki nga xam ne mooy ministère du sport en l'occurrence Matar Ba te lañ ciy gën a waxtaane dina bokk ci candidature ki nga xam ni mooy maître Augustin Senghor ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla may ko si ndam. waaw El Hadj kon moom la ñu amoon tey ci jàngatu bés bi xanaa di leen jox di daje suba yi incha allah. waaw Rama xam naa dañuy ñëw rek tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñooñu doon bàyyi xel rawatina édition bu mag bi nga xam ne moom lañ leen jagteel bés bu nekk di jàngatu bés bi tey nag li ñu ci doon waxtaanee yépp mu gën a soxal li nga xam ne rek mooy mbirum Ousmane Sonko foofu ci assemblée nationale. nga xam ni tey si la ñuy xam
kan ndax dañ koy bàyyi ak malaanu kiiraay bi wala dañ koy dindi ci noonu nag ñu tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi di jaajëfal suñu caméraman Pathé moo nekkoon ci caméra bi ci réalisation bi Omar Sow direction technique ñoom Claf ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais yow it di la sant di la gërëm di la jox rendez-vous suba incha allah. am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés